si sa wàllum tàggat yaram si sa wàllum lekkin bu set conseil maanaam leeral ak xelal yi nga xamante ni ñoo gën ci yow. allo salaamaaleykum dalal ak jàmm ci sa situ tàggat yaram ak sa coach Ins. thème bi ñu bëgg waxtaane tey mi ngi jëm ci maanaam di fàttali baaxaay ak ngëneel yi nga xamante ni ñoo nekk ci weerum koor ci sa wér-gi-yaram ak nag nga war a taxawee bisu korite wala juróomi fan yi nga xamante ni ñoo topp ci bisu korite gi ngir que ngëneel yi nga xamante ni amoon nga ko ci weeru koor gi ñu bañ a yàqu wala ñu bañ a dem dès le départ maanaam dès les premiers jours. balaa ñuy commencer dama lay njëkk ñaan wala dama lay njëkk fàttali nga abonné chaîne tàggat yaram pour que dans le futur dootoo rateeti benn vidéo bi nga xamante ni moom la ñuy diffuser ci chaîne bi. let's go. am na bouton boo xamante ni mi ngi nekk ci suuf vidéo bi à droite cliquez foofu comme ça dans le futur di nga jot vidéo yëpp yi nga xamante ni moom la ñuy dugal ci chaîne bi. ok donc bi koor gi di commencé dañ ma laajoon boo ñu doon conseillé tey lan la ñu war a lekk ci weeru koor gi loolu tontu woon naa ci mais dama ciy dellusiwaat rek mu gën a dellusiwaat bu gën a gaaw. donc li am importance d'abord mooy ñu comprendre lan mooy njëriñu woor ci suñu organisme. donc aliment bépp boo xamante ni jël nañ ko mu dugg suñu biir yaram bu duggee suñu biir yaram dafay dem ci suñu bàq moom la ñuy tuddee flore intestinale. bu egsee foofu am na ay bactéries yu nekk foofu ñoom seen liggéey mooy dañuy transformer aliments yooyu pour que baax yi maanaam nutriments yi nga xamante ni ñoo nekk ci aliments yooyu ñu mun ko génnee pour jóbbu ko suñu biir deret pour mun a servir suñu organisme. bu ñuy liggéey boobu maanaam bu ñuy transformer lekk yooyu suñu yaram dafay produire aussi ay produits polluants yooyu benn instant aussi dañu war a génn suñu organisme. pour ñu mun a génn suñu organisme il faut ñu def benn pause ci lekk maanaam bu ñuy woor ñu ngi def benn pause bu yàgg dina permettre suñu organisme produits polluants yi nga xamante ne ñoo nekk suñu biir yaram aussi ñu génn. donc loolu benn avantage la. deuxième avantage woor bi mooy que ni bactéries yooyu nga xamante ni ñoo nekk suñu biir baax ñu koy wax flore intestinale bactéries yooyu parfois dañuy sonn parfois dañuy màggat parfois dañuy feebar. donc pour que liggéey bi mën a nekk foofu ci flore intestinale mun a dox comme ni mu waree il faut que aussi bactéries yooyu ñu leen di régénérer wala ñu leen di soppi wala ñuy créer yeneen bactéries yu bees. loolu aussi pour mu possible il faut que suñu yaram wala suñu biir di def benn pause. donc ça veut dire que boo wooree ba woor bi jeex déjà avantage bi nga am mooy que ni bactéries yooyu yi màggatoon génn nañu wala dee nañu ba yeneen bactéries ñëw. bactéries yi nga xamante ni sonnoon nañ ci liggéey bu bëri bi ñu doon def parce que ñam bi du doon dugal te du arrêté bactéries yooyu noppalu nañu te aussi bactéries yi nga xam dañoo feebaroon du si ëpp ñoom aussi wér nañu. donc loolu mooy ñaareelu avantage bi nga xamante ni moom la woor di am suñu yaram. donc am nañ aussi yeneen avantage mooy feebar yu bëri yi nga xam ay feebaru suukar ak yu demee noonu feebaru xol ak yoo xamante ni ay feebar yoo xam dëwlin bu bëri moo koy indi yooyu yépp dina wàññeeku wala dina dañ ci weeru koor bi ndax aussi suñu réserve yi nga xam moo nekk suñu biir yaram da nga xamante ni suñu yaram daaw ko utiliser maanaam réserve graisse bi nga xamante ni moo nekk suñu biir yaram mooy tax ba nit yi di obèse di am di ngande. donc réserve yooyu yëpp day wàññeeku ba nga xamante ni ñun feebar yu bëri aussi réserve yooyu da koy yóbbaale buy dem. donc loolu ñetti avantage la ak yeneen avantage yoo xamante ni yaatu na mun ñu ko développer ci vidéo bi mais li ngeen war a xam mooy instant bi nii par exemple bu fekkee woor nga woor bi ci woor bu correct fekkee topp nga conseil yi nga xamante ni joxe woon naa ko bi ñuy départ ci koor gi maanaam nga fexe ba lekk bi ngay lekk mu oyof nga wàññi suukar wàññi aussi lekk yoo xamante ni dañuy am ay graisse parce que graisse aussi am na graisse yu baax ak graisse yu bon expliqué woon naa ko graisse yu bon yi ñu wàññi ko bu ñu ko wàññee instant bi nga xamante ni ñu ngi ci dernier jour koor yi normalement sa flore intestinale dafa war a set. loolu la ñuy tuddee recycling wala nettoyage maanaam nettoyage bi tëju na te nettoyage boobu aussi
day tax ba feebar yu bëri yi nga xamante ñoo nekkoon si biir yaram dañuy génnaale. loolu mooy avantage yu woor ci côté santé. donc am na avantage ci côté spirituel, di nga jógee sa borom, di nga jàng nu ñuy muñee, di nga jàng aussi di wàññi say bëgg-bëgg, di nga bàyyi xel ci ni nga dëkkal, di nga julli jóge yàlla. yooyu yëpp ay avantage la yoo xamante ni si spirituel bi la. mais avantage bi nga xamante ni si sa côté santé lay nekk, c'est extrêmement important. maanaam am na jéggi na dayoo, maanaam baaxaayam jéggi na dayoo. am na sax pour le moment ay études yoo xamante ni ñi ngi wane ni am na feebar yu bëri yoo xamante ni ñi ngi am docteurs yi dañuy commencer ñi nga xamante ni ñëw ci ñoom nekk ay malade ñu leen di prescrire ñuy def lu ñuy tuddee le jeûne moom mooy woor. donc woor nekkul rek ngir jaamu yàlla, mais aussi ngir seddal sa yaram la, maanaam wéral sa yaram. comme li ma waxoon, bu fekkee da nga woor toute la journée, sa flore intestinale bactéries yi ñu ngi noppalu, nga ndogu daal di li nga pertoon ci journée yëpp nga bëgg a rattraper si diggante 4 heures wala 5 heures. donc effet woor boobu noonu ci côté santé bi day dañ. boo wooree aussi tout le mois 4 semaines, woor bi baax, le premier jour maanaam premier jour korité bi nga ñëw yàqaat ko ci même jour bi, loolu aussi amul benn sens. donc moo tax boo bàyyee xel di nga gis ne ci suñu tradition am na nit yoo xamante ni jour korité balaa ñuy dog maanaam jour korité dañuy woor ba julli ji ba dellu si la ñuy soog am lekk. loolu benn affaire la boo xamante ni jar na bàyyi xel. deuxième bi mooy boo xoolee jour korité li ñuy lekk laax ak soow, maanaam affaire la boo xamante ni dafa oyof. loolu aussi am na lu ko waral. li ko waral mooy lan? comme li ma wax léegi, bactéries yi nga xamante ni ñoom ñoo sonnoon ñu dindi leen remplacer ak ay bactéries yu bees. donc bactéries yu bees yooyu yaa ngi leen ñu ngi ñëw ci weeru koor bi, donc amuñu woon liggéey bu bëri. boo ñëwee benn jour maanaam ci jour korité bi rek nga ñëw bombarder leen ak lekk bu dul jeex, donc ça va da nga leen di sonal. moo tax boo xoolee ba ci biir am na nit ñu bëri ñoo xamante ne jour koor dañuy am ay problème mu jaar wala ay problème mu constipation, parce que bactéries yi liggéey bu ñu war a liggéey duñ ko mën liggéey comme il faut. donc li am solo mooy premier jour korité bi d'abord bul yeewu suba rek attaqué lekk li nekk si kër gi yëpp, mais defal ndànk. s'il le faut, le plus gën a baax mooy nga woor peut-être ba ci booru midi 1 heure bëccëg bi nga soogaam di dog sa koor lekk-lekk bu oyof, maanaam nga préparer sa biir si dundin bu bees bi nga war a dund. ok, loolu mooy premier pas bi. deuxième bi mooy aussi lekk yi nga xamante ni moom ngay jël si premier jour yi ñu bañ a nekk ay lekk yu complexe. maanaam lekk bu complexe mooy lekk boo xam ne am na dëwlin, am na suukar, am na légume, am na lii, maanaam dafa complexe. parce que plus que lekk bi di complexe, plus que liggéeykat yooyu nga xam ñoo nekk si biir ñu leen tuddee les bactéries, plus ñuy liggéey. donc comme que bactéries yooyu ay bactéries yu bees lañu, wala ay bactéries yoo xamante ni ñu ngi dañ doon noppalu, ñu ngi soog a commencé waat seen liggéey, boo ñëwee bombarder leen ak liggéey bu dul bees da nga leen di dépasser, maanaam da nga leen di indil coono boobu mooy tax ba yenn problème yi après nga koy am ci sa wér-gu-yaram. donc li am importance mooy jour korité joxal sa yaram l'impression que instant bi yaa ngi ci koor gi tuuti. après booy dog maanaam booy wari wala boo jullijee ba ñëw ngeen war a coob, li ngay lekk na nekk lekk boo xamante ni dafa léger, maanaam du composant yi du bëri. moo tax laax xam nga dugub kese la ak soow, ñaari composant la, peut-être ak suukar, ñetti composant. loolu du créer ay difficultés bactéries yooyu nga xamante ni ñoo war transformer loolu. mais bu fekkee da nga ñëw ñu tegal la ginaar ak mburu ak soos ak sobleeg ak pombiteer ak lépp ci biir ci plat boobu, donc ñooñu dañuy am benn problème boo xamante ni pour ñu mun a travailler lekk boobu day jël temps su ñoom, wala aussi day am difficulté. donc premier jour bi def ko ndànk-ndànk, step by step, peu à peu. yeneen jours yi nga xamante ne ñoo topp si korité bi aussi nga bàyyi ci xel, nga jël ko affaire bi nga def ko ndànk-ndànk ba nga xamante ne sa yaram adapté wu na ci li nga xamante ne mooy lekkin bu bees bi nga commencé waat léegi après koor gi. sinon boo ko deful, bienfait yi nga amoon yépp ci koor gi boo moytuwul di nga ko pertaat. donc loolu mooy li nga xamante ni am na importance. leneen li nga xamante ni am na importance nga bàyyi ci xel mooy jëlal habitude, même bu dul weeru koor, presque chaque 2 wala 3 mois nga jël 2 jours wala 3 jours nga xam da ngay woor
pour sa wax flore intestinale bi mun def lu ñuy tuddee régénération mooy presque noppalu jëlaat temps wam ba pare li gën a importance mooy système de nettoyage bi nga xamante ne mooy nekk sa biir pour que système de nettoyage bi parce que loolu pour mu actif il faut que nga def pause ci lekk donc jël habitude bañ di xaar chaque fois ba koor gi ñëw ngay soog a woor ñeenti semaine mais ci diggante bi chaque 3 mois wala chaque 4 mois comme ni nga xamante ni moom nga mëne nga daal di woor sa benn fan wala sa ñaari fan après nga continuer waat dund sa dund bu normal donc conseil boobu laa leen bëggoon wax ci jeexalukaayu koor gi di leen souhaiter korite jàmm di leen ñaanal di leen wax ba beneen ak seen coach